mu nga ko xibaaru bés bi fii ci Seneweb di leen ci dalal jàmm lu ci gën a fës bokk na si rek ba mécanicien bi nga xamante ne ni daal dafay rek vengé wu ci ka nga xamante ne ni da koo jëloon chauffeur mu koy liggéeyal di Mariama Diop tax rek mu saboté oto moom moomee sax daal dinañu koy teg loxo gannaaw juróom-ñaari atub service militaire bi lee di Seydou Fall daa jënd ab moto ba ñu ko nag affecté mu daal di koy jox ab vigile ba nga xamante ne ni daal moom la ko dénk mën nañoo ne ngir mi ko koy rek xoolal mu ko cay fay naka noonee moto ga la ñu daal di sàcc tax ñoom ñaar ñooñee daal di rek yegg fa mbaxane doon benn danañ jël roppalaan dugg ci Atlanta nekkee ca diwaanu États-Unis daal di àddu ci mbirum suñu doomu réew ba ñu fa faat di Oumar Mbodj moom moomee nag am nañ xibaar bu bees ci ay mbiram famille yam daal dinañu àddu la ñu xam le yëpp dinañ leen ko xamal détournement deniers publics yaa ngi wëyandi ba tey jilee may wax ak yéen gannaaw Lonase Poste ak Trésor daal dinañuy amati rek beneen détournement wa ilaa mbirum sàcc gu am ci ab entreprise ci ay millions yu takku lool langue politique gi dinañu si xuus mbir mi terenewul benn yoon gannaaw ba procureur bu Kaolack ubbee ab enquête ci mbirum agression ngu benn élément wu Serigne Mboup kenn ci ñett suspect ya ñu identifié daal dinañu koy teg loxo moom moomee sax lu doy waar la xamle ca kanam enquêteurs ya ñu fas yéene leen koo jottalil ci les xibaar mu nekk candidat ca présidence conseil départemental bu Mbacké bopp liste ba coalition ngu bokk gis-gis local bi lee di rek Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mi ngi amal rek campagne am ilaa mi ngi sax si diggu campagne am moom moomee sax Serigne Abdou Karim Mbacké daal dina koy dalal ca Ndindi ASP yi décision gu nguur gi rek jël yëmale ci ñoom di rek yokkal leen seen contrat yooyee si diiru atub yàlla doon na rek la leen bett lool ndax nee nañ daal li ni mel doy leen te tamit dekkul ne loolee la ñu doon xaarandi ka nga xamante ne nii sax mooy seen coordonnatrice di Aïcha Koné kaddu yamu yëkkat yëpp dinañ leen ko tënkal ci yile xibaar dinañu wax tamit ci lu ñeel wàllum people ak rek mariage yu kile di Ngaak Blindé ak Fatel Sow démb ci alxames gi lañu ko doon amal gannaaw nag ba mu jotee tur ay raw ngañu émotion gi ëpp ko doole moom Fatel kaddu ya mu yëkki jëmale rek ci rumeur yi ñuy jot ci moom ak rek ya muy dënk borom këram girée di Ngaak Blindé dinañ leen ko xamalit ca na mu gën a yaatoo kawteef dëgg Adamo daal dinay attaqué benn copine Fatel bu doon amal rek mariage am ni ki démb ci alxames gi la mu xamle nag ca copine Fatel boobee nga xamante ne ni mun naa rek mu tasob réew mun nañoo ne dinañ leen ko xamal addu tamit ci mbirum Ndella Madior Diouf moom moomee nag yëkki na ay kàddu di yuuxu ba fu baatam toll nee na daal dañu ko summi lu ñu ko def du leen lu dul ab viol lan la ñu ko def moom Ndella xamle na ko ñu fas yéene leen koo jottali laata ñu si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar keppe mbokk yi tënk yaa ngoog bi ngeen taaxirloo rek ne tuut gannaaw bàkk bi ñu dal di àndaat ci yaatal wi. mu nga ak bàkk ba jib na mu dëkk reprise mu nga ak bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñu safoo Seneweb di ci taataan seen ay xibaar yu weex te wër mu dëkk ca diwaanu Rufisque mécanicien bile di Moussa Fall deful lu dul taxaw daal di venger wu jëmale ci voisinam bile di Mariama Diop mu ko jëloon chauffeur weeru mai atub 2021 ci set setal ga ñu doon amal ci seen koñ googee di beer yemoo woon ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atub 2021 la ca porox ndoolu daal ngir dagg frein wam ya ba noppi rek crevé pneu otom ya ca ëllëg sa Mariama taal wotoom di liggéey ba mu yemee nag ca garderie doomam ga mu bëgg a freiner rek mu bañ sëkk ngir rek mu bañ a def sax musiba daa mujjeete en urgence ca frein à main ba naka noonee nag la woowee la ka koy xoolal oto ba mu xamal ko ni daal dañoo saboté otom boobee tax Mariama dem police porter plainte contre X laata enquêteurs yi di teg loxo waaja daal di koy placé sous mandat de dépôt fukki fan ak benn ci weeru janvier laata muy jànno ak tekat bi ni kii démb ba ñu ko teewloo nag ba noppi la ñu ko mujjee daan juróom benn weeru kaso bokk ci rek ñetti weer lëmb ak alamaanu 250 000 francs CFA gannaaw juróom-ñaari atu ba service militaire bile di Seydou Fall daa jënd ab moto T-Max ba ñu ko affecté nag ca Tambacounda la jël moto boobee daal di koy dénk benn vigile bu nekk ca koñ ga ci njëgu 200 francs bés bu yàlla sàkk waaye nag dañoo rek dawal ab diir ñu sàcc boobule moto naka noonu la militaire ba yóbbu vigile balee di rek Mbay Fay fa mbaxane doone benn ngir abus de confiance ca tribunal correctionnel bu Pikine Guédiawaye nag vigile bi weddina lañu koy tuumaal gannaaw ba mu ne daal xamaloon ne militaire boobee ne daal 7 heures du matin lay wàcc liggéey te bés boobee militaire ba ñëw na fa ay 12 heures wa ilaa ay midi jël ci moto ba bu ñu sukkandikoo ci moom depuis atum 2013 mi ngi rek assuré kaaraange gi ca bërëb googe waaye nag 7 heures du matin fu mu jotee day wàcc ñibbi këram naka noonu la dégagé daal ay responsabilité am ne daal ba ñuy sàcc boobule moto ba nekkul woon ci ay heure gardam di lu militaire ba daal di weddi ba tëddu si suuf ne daal laajoon na vigile bi ndax day liggéey
24 heures sur 24 mu xamal ko ne daal dafay nekk 24 heures sur 24 partie civile bi nag 2 millions ak rek 500 000 lay laajandi ndàmpaay délibéré bi ñoo ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février. ci njeextalu ñaari opération yu ñu doon amal ci diggante Kolda Sédhiou ak Ndakaaru brigade régionale des STUPS bu Kolda daal dinay saisir guddib juróom-ñaari fan ci weeru janvier 2022 fukki kilo yamba ak ñeent ca département bu Kolda ba noppi teg loxo ñile di Baba Sow muy trafic drogue ci diggante Sédhiou ak Kolda ak tamit ku ñuy wax Gallo Diaw di fournisseur am lu ñeel nag division opérationnelle daal dinay jeexal ay activité yu trafic drogue ca Sicap Foire gannaaw ba ñu tegee loxo ku ñuy wax Mouhamadou Sall mu yoroon ay pilule ecstasy yu bëri lool sax ak ab drogue dure ba nga xamante ne ni day reyee ñoom ñëpp placé nañu leen sous mandat de dépôt gannaaw ba ñu leen présenté autorité judiciaire yi. damay jël roplaan dugg Atlanta ca diwaanu États-Unis comme ni ma leen ko rek diggee woon daal di àddu ci mbirum suñu doomu réew bu ñu fa faat di Oumar Mbodj xibaar bu bees daal dina cay tukkee bu ñu sukkandikoo ci famille Oumar seen doom joojee dañu ko lalal pexe daal di koy xaarloo daal ci ab bërëb ngir bett ko def ko lu ñaaw lilee te ay xaritam laale nañu ca bu ñu sukkandikoo ci nijaayam jarbaatam gilee di Omar daa génnoon déposé ji benn xaritam bu réeree woon ngoon googee ca seen kër si yoon wi nag mu dajeek yeneeni xaritam ya mu jëlaale tamit ca biir oto ba Oumar di dawal laataaree ko muy jékki saay ab groupe agresseur song ko bëgg a jël montre jamaawam ba mu takkoon Oumar fippanteeg ñoom tax daal ñu daal di koy faat ba ñu defee nag jëf ju ñaaw jilee ba noppi ñoom ñoo ñee di agresseur yi dañoo dal di daw jamono ji sax may waxeek yéen kenn ci ay xaritam ya mu nekkaloon ca biir oto ba la ñu ca tegagum loxo ngir lu ñeel rek wàllum enquête ba leneen détournement deniers publics yaa ngi wéyandi ba tey jilee may waxeek yéen gannaaw Lonase Poste ak Trésor lu toll ko juróomi téeméer ak ñeenti millions la ñu daal di sàcc ci Avicenne di ab usine buy yëngu ci wàllum production avicole bu ñu sukkandikoo sax ci libération bu biral bi les xibaar mise en cause bi di Ismaïla Assime Bassène mu yor planification livraison yi dafa rek amaloon benn système mu njuuj njaaj jaarale ko ci ab doublement wu bordereau ak i rek fausse facture pexe moomee sax moo tax mu détourné stock aliment yu bëri ya mu doon jaayaat ay client wu Avicenne bokk si rek julla bile di Basirou Kane dëkk ca Tivaouane Peulh moom moomee képp jot na rek valeur 90 millions wa ilaa juróom-ñeenti fukki millions ci suñuy koppar ci ay aliments wu volaille ñu teg leen loxo ñoom nag ñoo ngi leen di toppee association de malfaiteurs ak wàllum sàcc ak xaalis ba mu sàcc sax kile di Bassène samp na ci lu tollook ñeenti ferme avicole ya mu jox ay jegeñaaleem ñu ko koy gérer. politique mbir mi traînéwul benn yoon gannaaw ba procureur bu Kaolack ubbee ab enquête ci mbirum agression benn élément wu Serigne Mboup kenn ci ñetti suspect yu ñu identifié daal dinañu koy teg loxo ci waxtu bu ñuy wërandi ñeneen ñi victime bi nag liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar bu Mohamed Ndiaye Rahma yor rek la dal di duut baaraamu tuuma procureur de la République bu tribunal bu Kaolack nag di Cheikh Dieng jotoon na signalement wu commissaire central bu Kaolack fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2022 bi la ñu nekk si ngoon ci ab jàppante boo xamante ne nii rek compétition électorale bee ko waral ba ñu si gaañ ab jege ñaale patron CCBM bi ci noonee nag la ci parquet jëlee ay matukaayam daal di si ubbi ab enquête. am nañu beneen xibaar bu bees ci mbirum jege ñaale Serigne Mboup mu ñu agressé rek ba noppi séquestré ko ca Medina Baye kenn ku si waa commissariat central bu Kaolack teg loxo nag daal dinay xamle lu rëy ca procès verbal ba Cissé nag ca buntu kër imaamu Medina Baye ba la ñu ko dóoree dóor yu métti sax ñeenti waay daal ñoo ko dal di sotto laata ñu koy yëpp ca seen oto yóbbu ko daal di ko fay dóor yu métti lool ndax nee nañu daal dafa wax kàddu yu ñaaw seen kilifa diine sëriñu ñeent waay yooyee sax dóor kile di Cissé di Cheikh Ibrahima Niass police daal dina koy convoqué moom it DN ma ñu si jot a teg loxo nag daa xamal enquêteurs yi ne daal moom ak ñetti doomu sëriñam boobee di Cheikh Ibrahima Niass ñoo ànd méttital kile di Cissé mu ñu séquestré ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu jot kenn kañu ci jot a teg loxo defeere nañu ko ci alxames gi ngir coups et blessures volontaires séquestration ak rek enlèvement. mu nekk candidat ca présidence conseil départemental bu Mbacké bopp liste bu coalition bokk gis-gis local bi lee mi ngi rek ci digg campagne am jamono jilee ngir élection locale ya ñu war a amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi lee ñu nekk Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly jot na amal ay tukkib nemmeeku ci diggante Mbacké ak Touba ngir décliner vision wam rek ak ay ambition wam waaye nag laata loolee yëpp député bi daa am rek ndigalu bu xalifu Daaru Salaam bi gannaaw loolee it Serigne Abdou Karim Mbacké tamit dalal na candidat wu bokk gis-gis bi ca diwaanu Ndindi laata mu koy defal ay dogu ñaan
xiiroo geeg ngaayoo gi ci wàllum campagne yile amatina benn ay bés gannaaw ba ñu dooree yile campagne électorale ngir rek lu ñeel élection départementale yi ak municipale yi ñu war a amal dibeer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 bi la ñu nekk ca département bu Koumpentoum nag ay acte de vandalisme la ñu fa daal di nemmeeku ca quartier travaux ay doomu aadama ya ñu identifié gul ñoom ñoo taal jëppeet oto bu candidat bile di docteur Ibnou Tamia Silla bu mu gaare woon ca këram gannaaw nag ba mu leen saisiré waa gendarmerie bu Koumpentoum ubbi nañu ca ab enquête di cay amal ay saytu ASP yi décision bi nga xamante ne nii nguur gi jël na ko si ñoom daf leen dal di bettu lool bu ñu sukkandikoo si ñoom xaarandi wu ñu woon rek ñu yokkal leen seen ab contrat waaye nag dañu doon xaarandi ñu sosal leen ab corps spécial comme ni leen ko état diggee woon seen coordonnatrice nag di Aïcha Koné moo wax ci seen ab kàddu ne daal seen yaakaar yëpp tas ba bile communiqué génnee rax si dolli at gu ñu yokk ci seen ab contrat yi du lu ñu mën a renouveler te xamuñu rek fu état jëm ak ñoom njeextal atub 2022 bi gannaaw loolee nee na tamit mbirum payoor bi njiitu réew mi daal da see dëgg tànkam adduwu ca benn yoon te doon na la leen yitteel ñàkk fay dara gis yi train express régional bi daal dinañu koy prolongé way laa yokk nañu diir gi ba altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier phase commerciale bi way laa nag nangu bu paas gi talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atub 2022 la ñu ko fas yéene door bu ñu sukkandikoo ci quotidien national bi di Le Soleil lu ñeel nag bilan wu phase bu njëkku opération bile ñu dippee sargal teer DG wu SETER bi nag di Frédéric Bardenet xamle na ni daal diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ak fukki fan ak ñaar ci weeru janvier lu tolloog rek téeméer ak juróom-benn junney sénégalais jël nañu bile train. people démb ci alxames gi la Fatel doon amal mariage am ak kile di Ngaaka Blindé mu def si ay sañse yu taaru lool Fatel jot na fa tur ay rongañ gannaaw ba ko émotion bi ëppee doole gannaaw loolee la yëkkati ay kàddu yu daw yaram sax ne lu mu yëg moom ak yàlla rek ko xam waaye nag day sant yàlla laata muy naan nañu ko bàyyi rek mu dal di sëy ndax moom ak baaba ba ñuy génn def nañu at ak ñaari wel te kenn yëgul ba tax daal mu ne kon bu ñu leen bàyyee rek ak seen sago dinañu sëy laata muy naan Ngaaka na xam ne daal xale la tàkk xam ne daa bàyyi yaay ak papa bàyyi ay waajur yu mu bëgg ñëw ci moom ba tax na daal na ko yërëm daal di koy jàppale lu ñeel nag polémique bi am rek ci oto bu Ngaaka may Fatel Idi di manager Ngaaka àdduna ca daal di xam ne ni daal kër bukki du ñàkki coow te nag ñi koy def ku si nekk boo sañoon rek boo amee mag wala rakk bu jigéen buy sëyi ñu teral ko waaye nag lu mu si mën a leeral mooy oto boobee moom Idi si boppam moo ko waxaale moom moo ko xooli moo ko gis gannaaw nag xumbaay géeg mbumbaay géeg yooyu yëpp la ñu daal di muur Fatel Sow si guddi gi wàccee ko ca Géejawaay ca kër Ngaaka Blindé ay mbokkam daal di koy gunge. Adamo daal dinay attaqué benn copine Fatel Sow bu doon amal mariage am démb ci alxames gi moom nag ab vidéo la def xam ne si ni daal ci vidéo mariage gi daf see gis ndaw su ànd ak Fatel bokk ci hôtesse ya di koy xeelu su musique ba ñëwee rek muy nanditelu naka noonu la yëkkee kaddu yu ñaaw jëmale ko ca copine Fatel Sow boobee ne Fatel nag kookee bëgg ko bu sañoon du sëyi célibataire lay deewee ci noonu la ne Fatel sa copine boobee de boo ko yóbbaalee ca kër Ngaaka Blindé bu ko rek bu lay jégee dina la posone dina tas sab sëy ndax baaxul bëggu la Fatel nag ba mu jotee ca boobule vidéo daal dina siy jokkoo ak Adamo daal di koy naan daal na dindi vidéo bi ndax àdduna amul solo laataa mu koy naan lu mu ko ne nag bët yi noonu la mel loolee rek la mun a wax ndaxte rek day rafetal bëtu àdduna waaye daal na dindi boobule vidéo ndax àdduna amul solo. Ndella Madior Diouf daa fas yéene dem ba jeex ngir rek jëlaat ñaari numéro téléphone am yu Sonatel daal di supprimer ci ndoxteelu weeru janvier bi naka noonee la tëkkoo sax ni dina porter plainte entreprise bi gannaaw loolee Ndella nee na it dañu ko coupé ci diaspora bi ak yeneen i contact ci diggu campagne électorale bi lee daal dina sax mi ngi numéro VIP 740 bi atub 2010 laata Macky Sall candidate coalition wàllu Sénégal bi nag daa fas yéene porter plainte nee na ci madame Awa Ndiaye patronne CDP procureur de la République ARTP 16 bu Idrissa Seck patron wu Yacoumba Diatara naka noonu la Ndella ne nag dañu ko summi dugg ci néegu nit ba noppi def lu la neex du lenn lu dul ab viol laata muy naan nag lii Afrique képp la am ñun ñëpp sursis la ñu nekk file ci Sénégal. Seydina Bougazeli Diop di doomu Dieyna Baldé ak Mamadou Diop bu ISEG daal dinañu koy fësal ci public gi gannaaw ba ñu ko doon làkkee ba mu juddoog léegi Dieyna Baldé nag di waajuram bu jigéen ci boppam moo biral ay photo doomam
boobee di Seydina rek Tanor Diop ci réseaux sociaux yi ñu bëri daal di koy partagé. lamb laa koy tëjee ak mbirum Luc Nicolas ñeenti téeméeri millions ci suñuy koppar mooy budget bu promoteur bile di Luc Nicolas prévoir ngir combat wu Modou Lo beeg Ama Baldé bu ñu jàpp weeru mars atub 2022 ñaari mbër yooyee téeméer ak juróom fukki millions ci suñuy koppar la ñu war a rek xaajo di cachet ba nga xamante ne ni amateuru lamb yaa ngi cay àddoo fu ne waaye nag ay xel ñaar daal dina cay am ba xam ndax Luc Nicolas dina boucler boobule budget fan lay jëlee boobule koppar laaj yooyee nag lu jaadu la rawatina lu caabi féete woon gannaaw promoteur bi ngir lu mu fayul alamaanu ñetti téeméeri millions ci suñuy koppar ñu koy toppee détention de drogue association de malfaiteurs ak complicité et tentative d'extorsion de fonds. Luc Nicolas daanoon nañu ko ñeenti atub kaso lëmb ak benn atub sursis ak tamit ñaar téeméeri millions yu mu waroon a versé Bertrand Tulli ak hôtel Lamantin Beach en première instance di peine bu cour d'appel corsé juróomi atub kaso ak alamaanu ñetti téeméeri millions ci suñuy koppar cour suprême daal di koy dëggal. Luc Nicolas nag ñoo ngi ko tegoon loxo ñaar fukki fan ci weeru décembre atub 2019 waaye nag tëddul daanam woo yëpp ndax njiitu réew mi Macky Sall da ko gracier woon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet atub 2020 tax mu libre te fayul woon ñetti téeméeri millions yi patron hôtel Lamantin Beach bi li ni mel moo tax nag ñu samp ab laaj ne naka la Luc Nicolas mën a rek ñàkk mën a fayee alamaan boobee ba noppi mën a dajale lu tollook ñeenti téeméeri millions ci suñuy koppar ngir organiser ab combat. ab laaj bu ñu samp la foofee sax la ñuy ndar képpe xibaar yi jaajëfal leen ci ànd bi safoo be kóolute gi di leen ñaandal kenn dalu jàmm ak salaam.